alors kon daanaka suñu wasila yu baax yëpp particulièrement axiru zaman bu Cheikh Ahmadou Bamba def nañ ci ay xët yu yaatu ñeneen ñi ci des yëpp def nañ ci ay waxtaan wala ay bayit kon loolu réalité la léegi teg nañ ci suñu bët waaw ki fi jëkkoon a feeñ zaman la defe na Seydina Zaman lañ ko tuddee woon. laajoon nañ ma fii man leen daal dama bëggoon ngeen yërëm ndaw si ndax lii ko dal wane na ne gënul ay waajuram ndax man dégg naa yaayam ci réseaux sociaux yi mu wax wax yu daw yaram kon ñaanal leen ko ñaanal ay mbokkam seen i pexe antu ba ñu mën a récupérer seen doom rawatina que njaboot Seydina Limaamu tamit def nañu benn communiqué de contestation ci staff bi ndaw si di àndal seen melokaan ak zikkar yi ñuy zikkar ñoom itam daal di ko dénier le droit jël seen patrimoine bi di ko utiliser pour sa propre promotion prophétique bref dafa mel ni daal yàlla ngi ci def ndox mu sedd ba tax na kenn déggatu ko alors keneen kii daal di jógati moom tam ki ñuy wax Omar Diop yàlla dafa dogal moom balaa muy feeñ yàlla dogal seet si na ma waaw moo lijjanti sama numéro ba am ko je l'ai reçu ici am nañu 1 heure d'entretien en toute franchise nag nit ku bëgg a diineem la ku yàgg gëstu ci alxuraan waxtaan nañu ci chapitre yu bari ci chariatul muhammadiya wax nañ ci sunnatul nabawi wax nañ ci addis yi wax nañ ci ay saar yu bari moom tam am na lu mu bind yu bari yu mu bind yoo xam ne wan na ma ko am na ñu ma tudd ci ay responsable de desk religieux dans de grands organes de presse de la place bëgguma leen tudd waaye dem na fa seeti leen waaye daal impression bu mu fa jëlee d'après ni mu ma waxee neexu ko parce que dafa mel ni dañ ko xaw a sewal ak yu demee noonu alors mu ne ma yow nag dama lay gërëm ndax au moins may nga ma presque 1 heure de temps waxtaan prêter ma une oreille attentive alors nee na loolu rek bu yemoon foofu sax neex na maa ngi la ciy gërëm waaw ma ne ko loolu sang bu tedd bi Seydina Mohamed moo ko jàngale moo ne jullit bi bul di rejeter kenn ubbi loolu say bunt ñëpp ndax suñu boroom daf fi wàccee l'islam pour l'islam di récupérer di indiwaat nit ñi teg la leen ci siraatul mustaqim alors ma ne ko nag ah comme que da nga ma laaj sama tontu day lu gàtt la parce que dama dégg yow sànq sa wax ngay cité ay maxaamawu Seydina Mohamed tudd nga ci benn bu am solo mooy xaatimu nabiyuna ginnaaw bi mu nekkee imaamul mursalin saydil awwalina wa saydi voilà xaatimu nabiyuna jeexal na wax parce que xaatim boo ko déggee mooy le sceau wala boog le cachet dafa mel ni rek président de la République bu defee nomination yi ba mu jeex ci suuf daf ciy def tampon bi tubaab di ko wax le cachet wala le sceau wala la clôture mooy clôturer ne fii la wax ji yem waaw amul leneen lu ñu ci mën a yokk waaw suñu borom bi mu wàccee yonentam yëpp nag ba Seydina Mohamed ñëwee ba jeex nag mu ne ko c'est fini waaw yow boo jógee nag ne yow ma ne ko déet dama lay laaj rek nag di nga tuma li nga wax neewu ma tamit li nga wax amul dama ne waaw bu yàlla waxee ne kii mooy mu ji ñëw yow nga jóg ne yow itam yonenta nga loolu noo ko gisee mu ne tekk waaw loolu day ma ne ko waaw loolu laa bëgg nga réfléchir parce que man lu baax laa la yéene am nga yar correct nga bëgg nga diine ji bëgg nga nit bëgg nga sa réew voilà bu ma sañoon daal nga réfléchir si loolu boo ci réfléchir ba pare après ñu jox ko parce que am nga sama numéro xaw ma ku la ko jox après mu expliqué ma ci média yi fa la ko amee man tam am naa sa bos ñu jox ko mu ne ma waaw d'accord après déggatuma ko avant fin wu semaine bi rek ma dugg ci Facebook rek ñu ne am na benn yonent bu bees bu déclaré ma ne ko ku ma doon ma dem xool rek muy saway mu nga la ko solal benn xaw ma manteau la xaw ma sol mbaxane taxaw te nga journaliste yi encore ma ne oh là là saway ndeke il a mis ses menaces à exécution waaye ndeysaan nag journaliste yi moo amuloon affaire ils ne l'ont pas ménagé kii dañ ko harceler ay questions balaa muy jeexal sax ñu dóoraat beneen ba dafa mujj énervé sax te defe naa c'était le but recherché parce que un prophète ne s'énerve pas comme ça voilà
alors donc loolu itam dem nañ ba yàgg muy sedd di sedd kenn déggatu ko fay na. rek benn yonent ne tël fël Kolda ñooñu nag seen bos moo gën a yéeme ndax ñoom dañuy indaale seen téere alxuraan mooy defe naa jam-jam bataar waaw indi seen kaaba kon nag foofu tam wujjee am na ñu ngi wujjee ak alxuraan wujjee ak fii ñuy wax ne mooy le premier lieu saint de l'islam mooy fa Makkatal Mukarrama ne kaaba gu tëdd alors kon daal le danger nag mooy dañu nekk ci jamono boo xam ne la ko taaral li taaral wàllu jokkoo bi mooy jumtuwaay yu xarale yi particulièrement les réseaux sociaux alors le danger nag mooy ñoom ñi ngi tasaare ci réseaux sociaux yi ay xeetu julli yu bees waaw ñun li ñu xam mooy fajar tisbaar takkusaan timis gee waaw te yëpp ay ràkk la ak i kàbbar kàbbar yëpp ñuy sàbbal suñu borom subhaanahu wa taala allahu akbar yàlla màgg na waaw ñoom na indi nañ kàbbar bu bees mais allahu wani Maodo daal di ko làkk ci seen làkkum pulaar waaw bu sama mbokku li buy defee noonu mbokku soose yi nu mu tuddati bambara yi séeréer si ñoom itam ku ci ne julli ci sa kàllaama kon fu ñu jëm alors le danger nag mooy bon yow amoo problème man awma problème keneen awma problème ndax yàlla may nañu nous sommes des adultes am nañ ràññee am na xale am ñoo xam ne amuñu ràññee dañ koy dégg rek ak théorie bi ci ànd parce que ñoom dañu am benn plaidoyer pour def promotion seen yonent bi alors bu xale bi déggee te amul sens discernement bu day mën nañ këf xel mi yóbbaale ko danger ba nag moo tax ñun ñuy interpeller les autorités religieuses ba looloo waral paaka du jiitu kenn du jiitu paaka ci mbaram waaye ñoom imam Samba Diop ak yeneen imam yu nekk ci biir Jamra ci kóllëre yi ñu am ci këru diine yi sol nañ seen dàll seeti ñi ñu war a seeti soxla lu may tudd ay tur incha allah am naa yaakaar ne ci lu yàgg di nga dégg ne kilifa diine yi jël nañ ci position parce que bu ñu ci jëlul position leur autorité sera mise en cause leur autorité sera bafouée ndax ku ci nekk ci ñoom yaa fi toogal Bamba ñi toogal fi Maodo ñi toogal fi Baye Niass pour assurer la continuité de leur œuvre voilà mënoo assurer la continuité li fi mag ñu baax ñi bàyyi ba pare am keneen kuy def di ramer à contre-courant de ça waaw kon ñoom devoir la pour ñoom ñu rétablir la vérité historique coranique et des hadiths de sorte que lii am Kolda dakk comme Zaman ni mu dakkee ak Omar Diop ni mu dakkee waaye am naa yaakaar ne coup d'épée dans l'eau la rek parce que la suñu borom wax jaarale ko ci Seydina Jibril mu déy ko Seydina Mohamed ba ñuy mettre fin au règne du shirk et du bokkaale ca Kaaba ga ndax Kaaba ga nit ñi dañ koy fàtte Kaaba ga xamba la woon ni sama maam yi lébu yi amee woon ay xamba dafa jaamu ay samp ay kuur ay gënn Kaaba ga tam amoon na 360 xeetu xërëm yu mel noonu ñetti téeméer ak juróom benn fukk suñu borom yónni fa Seydina Mohamed ñu ko fa yónnee booba mu ngi doon jógee fraîchement d'exil forcé de 12 ans Médine Xuraysh ñoo ko xeexoon dàq ko ñu borom il a laissé faire fekk daf ko doon waajalaat ba mu ko waajalee zahir ak baatin ba Seydina Mohamed dëgër mu jóg ne ko dellul Makka nga eggali sa mission te déjà déclaré nañ ko fa indésirable alors ci gàttal parce que le pacte de Hudaybiya histoire bu gudd la renseignements généraux Xuraysh yi yëg nañ ko dem dogale ji ko à 15 kilomètres de la Mecque ci bërëb bu ñuy wax Hudaybiya mu ñëw ak caravanam parce que bien équipé et bien armé gars yi def barrage ne ko foo jëm mu ne Makka laa jëm gars yi ne ko yaa dëgër bopp fii dàq nañ la fi bëgguñu la fi ndax yow da ngay wax yi benn yàlla ne benn yàlla rek am d'abord yàlla bu kenn dul gis ñun suñu kaaba gaa ngi nii 300 juróom benn fukk yàllaa nga fa
suñuy maam yi lañ ko jëlee suñuy maamaat yi ñooñu suñuy maam doon na ko ci ñoom suñuy baay doon na ko ci ñoom ba mu egsi ba si ñun te ba léegi suñu aajo yëpp fajuwul yow nga bëgg sa benn yàlla rawatina bu kenn dul gis nga ne nañu bàyyi loolu yëpp ñëw toppal waaye bu ñu fontoo fii lu fi dugg yonent bi ne Makka laa jëm bi ñuy gisee ne il était déterminé mooy li jamono guerre froide entre États-Unis ak Union soviétique daan wax nekk la dissuasion nucléaire c'est l'art de montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir donc bi ñu gisee gàngooram nga xam ne bu xeex amoon dana doy waar yonent bi de son côté def calcul daa dina je suis obligé de négocier ndax bu ma duggee màkk ak doole dinaa rey sama ay bàjjan dinaa rey sama ay nijaay yi nga xam ne ba tey ay Xurayshi lañ ñu ngi ci kéefër gi te dama bëgg a dugg sans verser une goutte de sang alors ñu daal di mujjee d'accord nag les deux parties pour dialogue voilà loolu moo indi nag que chef de délégation Khoureyssi yi Chouaïba ibn Amr indi benn pacte bu ñuy wax le pacte de Houdaybiya bu am plusieurs points muy ay conditions yu ñu posé prophète bi pour bu ko remplir ñu bàyyi ko mu dugg a Makka par exemple est-ce que bu ñu la bàyyee nga dugg ña nga xam ne ba ngay exilé de la Mecque vers Médine ñu dem ba sa digg ba trahir la dellu si mbaa di def acte de représailles fayonto ci ñoom mu ne d'accord ñu di ko topp ba pacte bi jeex mu des signature bi comme que illettré la alors mu am ku ko signé après mu daal di def empreinte voilà Khoureyssi xool signature bi gis Muhammad Rasulullah ñu ne ko yow da yaa dëgër bopp Muhammad Rasulullah mooy ku yàlla yónni Muhammad bi yàlla yónni ñëw ni reconnaître ñu ne yàlla la yónni mu ne waa kon loolu lay bëgg lan ngeen bëgg loolu yëpp mu ngi joxe ay jàngale ci wàllu masla ak di def ay concession xam na ne ñii li ñu nekkee du dëgg du yoon ne comme que jàngul waa ji ne ko fii la ne mu ne ko baare ko waaw defal Muhammad ibn Abdallah ñu def ko mu daal di ko authentifier gars yi xool yëkkati barrière bi mu jàll lan la ko wàññi dugg na Makka sans se renier xëy na sur les papiers bëgg lu ne Khoureyssi yéeféer yooyu la ci la bind loolu mais dans la réalité il était toujours Muhammad Rasulullah alors pour en venir ca la nga laaj ba mu duggee renseignements généraux yeeg xabaar yeeg grand place yeeg marché yi ñëpp ne kañ fi dàqoon y a 12 ans dellu si na ñu naan yaa kii daal xanaa amul jom bugguñu ko fi nangam ñëpp naan nañ dem xool ko ba xam lu mu bëgg muy dox rek ful bi naax gi topp ko ne kii fan la war a jëm fii Makka xamatu fi kenn ñëpp bàyyi nañ ko même son oncle paternel Abu Lahab xeex na ko ànd ak Khoureyssi ñëpp bàyyi nañ ko waaye mu nga jubal Kaaba ga kay naan Kaaba ga kii day xaru fii suñu xar baax yëpp fa la ne am nañ 360 xërëm yu fa ne 360 yàlla muy ñëw fii day xaru ñii naan dana dugg du dugg dana dugg du mu ànd ak Seydina Aliou rek décret ne daga ci biir Kaaba rumeur bi tasaaroo na ne dugg na Kaaba ga ñu ne kon c'est fini soit mu dee fa wala bu génnee dof ku nekk bëgg dañ kumpa nag affaire bi ñëw buntu Kaaba ga di ko xaar ba mu duggee nag pour tontu ci li nga laaj si la Seydina suñu borom yónni Seydina Jibril ne ko sa mission fii mooy axe central bi tàmbali na yàlla yi yëpp da nga ko war a détruire pour nga proclamer l'unicité de Dieu ndax lii mooy bokkaale fa la mën a yem mu ne lii day dafa doy war de fekk jamono boobu famille bu ne da nga am sa bos wala bokk waasoo bu ne léegi bu ñu nee ku moom kéwal bi day dafa mel ni dañ ko yatt ci bant ñu ne kii ngéyeen yi la ñu ne waaw ñu de seen poste kiiwul amuñu doole noonu yow noo sant Kébé ñu daal di gis benn aigle boo xam ne dañ ko moulé dans de l'or massif ñu ne li komoom ñu ne la famille Kébé ñu ne ñi ñoo yore koom-koomu dëkk bi bref waasoo bu ne da nga am sa xeetu yàlla yanaa 360 ku nekk ka nga gëm léegi rolu yàlla yi famille bu ne boo amee action d'envergure booy def doo def dara te njëkkoo ñëw ci yàlla yi def say xarbaax def say ñaan def say sarax tuur say soow ak say dugub moo xam da ngay bëgg a maye sa doom mariage wala sa doom war a ñaani jabar wala boog nga bëgg a dem toolu xare wala nga bëgg a nangam noonu la daan demee alors su ko defee nag mu ne yàlla yi day mënuma leen
def dara parce que lii yoruma marto yoruma lu koy mu ne jaru ko ana yat bi nga yor am na yat bu mu daan yor bu daan xutba mu ne ko mu ngi nii mu ne ko lii ma lay sax répété ko ci boo paree nga dóor ko ci yàlla yi si la ko saa nag cette fameuse phrase là jaxal xaqu wasaqal baatinu innal baatila kaana zahuuqa boo ko firee si tubaab mooy la vérité est venue et le mensonge a disparu parce que le mensonge est destiné à disparaître maanaam dëgg ñëw na jàpp na fen motoñi ko sànni mu ne ko tufli ci mu tufli dóoral mu yëkkati rek dóor ci benn yàlla mu mel ni sondeel bu ñu tiimale ànd bu fees dell ak xal yu nes noonu la ko toppee ba 359 yàlla yëpp disparaître mu des benn nag bu kawe boo xam ne Seydina Mohamed njoolul gàttul dafa diggu doomu jotul bopp bi Seydina Aliou ndeysaan yërëm ko ne ko sanga bu tedd bi tey ngaa ñëw ma tungóob la sanga bu tedd bi xool ko ndeysaan ne ko Aliou attanoo ma de loolu xaw a frustré Aliou Aliou il faut le comprendre c'était le chef de guerre de la tribu mohamédienne am ay jaloore yu rëy si ay champ de bataille mooy jëkk champ de bataille moo fa daan mujj am na jaaseem boo xam ne ñu ngi ko tuddee dun xaaf ëppoon na 2 mètres bu gars yi di xeex di jamee nii moom du def noonu moom latéralement lay ne nii di gor par 4 par 5 alors ba journée xeex day jeex jaase ji collé ci loxoom sax ndax deret di wow kooku bu ko prophète bi ne ko attanoma c'est normal mu gis boppam suñu borom nag daal di ko indi benn muxziraat benn inspiration pour mu xam lu tax prophète bi wax ko loolu mu xamal ko ne kii la wax ne attanoma ci misaal boo jëlee 30 xale yu toll seen diggu doole 25 ans 30 ans ay waxambaane nga am ci 30 mooy doolewu benn façon naari góor nga fab 30 façon naari góor concentré seen force ba mu nekk benn mooy doolewu benn jinne nga fab 30 jinne boole seen doole mooy doolewu benn malayka 30 malayka seen doole mooy doole benn waliw 30 waliw seen doole mooy doole benn yonent 30 yonent boo boole seen doole mooy doolewu Seydina Muhammad Seydil awwalina wa Seydil axirina xaatimu nabiyina wa imamul mursalin kon kii bu la ne attanoo ma attanoo Aliou ñaqatooy xepp Seydina Mohamed gestu nag yërëm ko ne ko waa d'accord waaye nag man attan naa la mu daal di am kersa nag mu ne ko déet yéegal rek après ma jox la yet Seydina Aliou yéeg ci ay mbaggam yu tëdd mu siggeeg moom jàng saar wi jaxal xàqu wa zaqal baatinu innal baatila kaana zahuuqa pëf jox ko Aliou yëkkati dóor ci boppu njamala bi mu sey ba yàgg mu ne ko wàcce ma yàkkamti mu ko lu xew mu ne ko wàcce ma garaw lan la mu ne daal desoon na tuuti rek ma laal aras kursiw àllu jamaroon ak àllu malakoon ndax nee na maa ngi jàkkaarloo jaxaraan ak biddiw yi alors mu doog a comprendre nag li tax ñu ne ko kii attuna alors donc la mission était accomplie mbir yi di riir ci noppam nag la sourate de l'unicité de Dieu xul waxal allahu ahad yàlla kenn la allahu samad il est éternel lam yalit walam yulad jurul kenn te kenn juru ko walam yàkkun lahu kufuwan ahad fii ba àddina tukki kenn du tolloog moom ba mu génnee nag leer nañ fees dell ki leer foofu lu ñuy wax transhumance fa la jëkke chef de canton yeeg chef de quartier yi ñëpp sujjootal mu ne man kenn du ma sujjootal yàlla rek ngeen di sujjootal après shahadaat yi dal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la nit ñi di tuub ñu samp drapeau l'islam ci diggu màkk dina ji jolli di jolli ba léegi nous sommes 1 milliard 650 millions alors ma daal di wax Omar Diop ma ne ko kooku nag moom la yàlla wax ni moo clôturé la liste des prophètes alors yàlla dogal na Omar kenn déggatu ko waaye léegi mbir bi am Kolda wax naa sànq ne imaamu Jamra yi ñu ngi ciy waxtaan ak ñu ngi ci war a waxtaanal des voix plus autorisées parce que man du ma imam du ma oustaz du ma tus ndongal daara la il y aura des voix plus autorisées yu yëkkati kaddu am na yaakaar ne bu ñu ci yëkkatee kaddu yàlla mën na si def saafara incha allah yàlla dina ci def saafara yaakaar naa loolu tamit leeral yu am solo la si ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel à travers Sénégal221.com waaye di kontaan bu baax ci dalal bi nga xamante ne dalal loolu nañ ko comme ni ñu temps bi tënkee rek dañu koy bàyyi rek mu tàggatoo ak mbokk internet yi ñu daal tëj incha allah oustaz ñu ngi lay bàyyi rek nga tàggatoo. waa kay jërëjëf sëñ Kébé di delluwaat rek di leen ñaanal yàlla
kàttanal leen yàlla dooleel leen ba xëy bés rek ñu naan la télévision Sénégal Buzz 221 ngeen bokk ci paysage médiatique bi yàlla li mën lu ëpp loolu yàlla na ko yàlla def amiin yaa rabbal yàlla leen yàlla def yéen ñëpp ay kilifa amiin fànqal leen lépp luy cat amiin dàqal leen seytaane amiin yaa rabbal tey tamit sàmm suñuy kilifa diine yokk seen wér-gu-yaram saxal leen ci kanamu njaboot gi loolu ba mu yàgg lool amiin amiin yàlla na yàlla dàqal réew mi seytaane amiin te làqal ñu Sénégal fu yàq yëgul amiin wa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu jërëjëf mbokk yi nga xamante ne yéen a ñu doon bàyyi xel fii ci Sénégal Buzz 221 waaye di gërëmaat bu baax ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel à travers Facebook YouTube ak suñu page boobu nga xamante ni moo di Instagram waaye di bàyyi xel bu bég bu baax a baax ci waxtaan bi nga xamante ni seqoon nañ ko ak imam Makhtar Gueye ñu gën ko xam ci Jamra mbokk yi noonu lañ ko dalalee woon fii ci Sénégal Buzz 221 di kontaan di leen jox dig daje ci beneen